nekk technicien yore ñaari coopérative bàyyi bi ñu koy dégg mooy bàyyi barsàq bay ak domaine agricole moderne de bi nekk Passy donc bu yor ñaari coopérative yëpp moo leen di gérer beneen business mooy agro business Damel mu ngi ne la di monsieur Mouhamed Pouman mu ngi ne la ci ginnaaw moo nekk na le ñoom di doom ci Aliou Nguy Ndiaye yore ferme bi nekk Thiénaba plus de 100 hectares foofu vraiment di suñu potentiel client ñooñ tey ñoom ñoo ñëw accompagner aussi tamit fekk si fi waa section Mboro Noto Daaru Salaam donc kon loolu mooy ñi nga xamante ni moom la ñu composé woo pour ñëw fi ñu dugg nag mooy juste ci xam naa peut-être yum mu ngi ci machine gi mais ñun d'habitude am nañu habitude de présenter d'abord les engrais dafa am foo xamante ni nag d'habitude zone bu nekk rek la fa ëpp lu ñuy bay yaakaar naa pomme de terre la wala soble moom mooy filière yi yu gën a mag am na chou parce que ku wax Mboro di nga wax chou ndax fii ba Fass Boye nga wax carotte yooyu yëpp nag dañ ci mën a taxaw sépp ci ñaar mais dafa am yoo xamante ni ñoom ñëpp ñoo koy bokkale parce que ñun du ñu cibler plante bi rek pour wax ci moom mais dañuy cibler engrais bi lan la mën a def ci plante bi d'abord c'est-à-dire bu ko defee yow loo mënti am rek di nga xam ba xam man bu ma soxlaa bu ma tolloo ci lii engrais bii laay uti ci loolu moo tax ma ni du ñu jël cible yu bëree parce que temps bi du ko maye mais dañuy jublu ci pomme de terre d'abord ñu wax leen ci si un peu parce que Gambie yaatu na presque mat na 50 60 engrais bu nekk bokkut ak sa morom mais bu ñu fi bëggee exposer 50 yëpp dina jaxase bopp nit ñi loolu nag moo tax dañ ci simpi ñett ñeent juróom yoo xamante ni c'est plus technique te dem nit ki dina ko mën a utiliser gis ci résultat boo xamante ni lu jéggi dayoo lay def ndax bi ñu defee évaluer rendement yi def dafay yóbbu ba 15 à 20 tonnes ci rendement bi nga xam ne moom nga daan xaar c'est-à-dire ku daan am 30 tonnes mën na la yokkal ba 10 tonnes ku daan am 40 tonnes mën na la yóbbul ba faneen kon ba 20% ci rendement mën na la ko fa yóbbul te loolu lu avéré la yéen ñëpp gis ngeen bu baax am nañu suñu ay producteurs yu nekk ak APASEN doon daaw rek ñu ngi doon ak liggéey ak ñoom ba yàlla def ministre bi ci boppam seet si leen te année boobu noonu da à 80% ci suñu ay engrais lañ doon utiliser donc foofu lu ñuy fàng la kenn du ko jeex bu ñu jógee ci loolu nag dañu am beneen produit boo xamante ni moom la ñuy publicité waale wane waat mu tudd Kara ak Cristal 1343 ak Cristal 1530 ñett ñooñu nag ñooy des parce que bari na ma ñett ñooñu lañ bëgg rek boole ci paquet ji boobu ñi nga xamante mën nañu am possibilité pour def aspersion Cristal bëri nag muy 1343 formule NPK la plus des oligo-éléments lan mooy oligo-élément mooy li monsieur Youm doon wax sànq mooy ferñeent yooyu nga xamante ni maanaam ay ingrédients la yoo xamante ni moom la ñuy yokk ci biir ferñeent yooyu daañu ci tànn ku mel ni Forcrop BMO wax leen lan mooy njariñam li ci des nag bari na te boo ko cee wax gars yi dañuy gëmmantu donc mais les après téléphone koy lijjanti ak bëgg ko yitteel ko nga woote ni ah man kat fii laa toll suñu techniciens yi wax na la nii ngay def fii ngay def fii ngay def mais en grosso modo yi nga xamante tudd naa ko fi moom lañu fiy tudd yëpp nag moom la am na 4 16 28 nga xamante ni potasse la riche am na 7 21 7 xamante ni 20 phosphore la am na ñu ne N boobu nag dina ñëwaat dina bokkaat ci yi ma xamante ni à part ci lu pomme de terre bi la parce que yéen gis nañ ni engrais ñu ngi wax pomme de terre mais pomme de terre dëgg-dëgg bëggul engrais lu bëri urée lu bëri phosphore la gën a soxla ak potassium donc moo tax mën nañ ko bañ a dugal mais am na ci yeneen cultures yi am nañ ci engrais bu tudd Forcrop N moom dafa 33% d'azote ammonical la dafa am ñaari formule azote héroïque ak azote ammonical moom mooy nga xamante ne nga koy pomper tey ñetti fan nga gis ko boo ko teg bi ngay jaalal ci suuf nga toog une semaine mooy bu weex bi ñu xam nga toog une semaine mu doog a def réaction ammonical bi nag moom la ñu indi ci ay bidon 1 litre yoo xamante ne mën na remplacer benn litre bu nekk daanaka mën naa def luy saaku engrais di def te 5000 francs daanaka gën ko cher moom lay jaar kon déjà am na benn secret boo xamante ni mën na gën a yomb ci ñun ba pare ëppal ñu njariñ ñun nag dañoo bëgg lu diis bëgg
lu kii mais am na lu gën a yomb après gën a pratique. cristal yi rek nag mooy ñaari saak yu 5 kilos yooyu daanaka ku ca yemoon sax day neex ndaxte 13 43 40% de potassium la. am nañ ci benn formule tudd 25-5 moom urée la daanaka bii nag moom la ñuy gën a utiliser ci pomme de terre bi ak potassium bi boo tolloo fenn fi bu ñuy def goutte à goutte bu fekkee am na fi da ngay def CL 5 kilos avancé ci 1 hectare bi kon package bii rek pour journée par jour 1 hectare bi daanaka mën nga ko yónni semaine bu ne nga joxaat ko benn 5 kilos semaine bu ne nga joxaat ko benn 5 kilos ba daanaka sa programme de fertilisation te aussi tamit nañuy jokkoo ak techniciens yi fi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu leen defal ay plan de fertilisation parce que bëri na nit ki di bloqué dafa amul plan bu muy liggéey moom kenn dafay romb rek ni ko sa waay lii boo amoon engrais bu këlee nekk fële baax na de fekkee amoo problème boobu yow benn waay romb sa produit bii ma gis ba waay ba ma gis butéel bii bi ma tolloo fii jël ko de ñun est-ce que tamit dañoo war a continuer ci loolu rek jëmuñu gëstu dara lu dul ni sa waay benn waaye lay romb nga toog ba saag mu la waay yow sa lii produit boobu man gis naa ci koo xamante ni produit herbicide la dégg select yaa ngi dégg ko select mu ñëw ne ko xoolal wutal select sa kotoot yi yëpp select moo koy waa ji daal di dem lagari ne jaay la ma select nekk de glyphosate la herbicide total naa dóor tool bi yàqu yaay ma select te fekk select ñaar la am na boo xamante bi insecticide la xamante bi herbicide la mu ñëw ñu jox ko select boobu noonu mu ñëw traité ci tool bi lépp dee waaye léegi la mooy problème bi ñàkk xam la est-ce que kon tamit jarul pour ñu gën a gëstu gën a xam pour au moins ñu mën a xam lii mooy engrais lii mooy produit mais bëri na ci ñun ñoo xamante ne tey bi ma toogee noppi rek fii daanaka da nga ñu bëri dana yàpp ni produit la amaguñu lu leer ba mën a lire xam ne lii engrais la wala lii produit la kon il faut que tamit baykat yi xam bu ñu xamee daañu mën a gën a bay boo xam ne bay bu sell bay bu gën a yaatu kon engrais yi ndax moom la loolu leen tax a jóg ñii gën naa bañ yoree faju gi maanaam mooy ku feebar sa tool feebar rek engrais yi moom mënu ci dara day leer engrais yi fajul dara faju da ngay dem ci mbuti insecticide wala acaricide wala fongicide yooyu koy faj maanaam nga gis ni insecte yaa ngi koy lekk wala nga gis benn virus nga gis muy xëm wala yooyu loolu lii du dara mënu ci dara mais nag bu fekkee nag ni lu muy lekk la ñun ñooy def lu muy lekk ndax gàncax ñett la rek la soxla ginnaaw ba mu naanee day lekk bu feebaree faju loolu ñetti étape yooyu la jaar léegi nag ñi ñoo yor bu feebaree mooy waa Agrofarm si ñooñu ngay dem ni ko mën daal produit boo xamante ne lii laay bëgg a faj mu jaay la ko bu fekkee nag dafa dem carence li doon wax sànq carence nag moom ñun ñu bëri mooy suñu problème da ngay gis benn jaxuteem rek mu jëkki ci commencé di jaune mais teewul mu ngi du lax def dara mais day jaune pour mu lëndëm sax pour mu ñuul sax problème la après cat li lépp di jaune nga def engrais ñu la def ci urée sa tool bi dafa manqué urée nga def urée doxul nga defaat ñu la def ci 18-20 nga def doxul yow sa xam-xam yow déjà yéen ñaar ñëw yëpp seen xam-xam jeex na léegi dafa war a jar nag nga wuti ku la ci ëpp xam-xam parce que lii mu def nii du yoon yow xam nga ne sax du yoon mais daal waaye sama ngàncax gi ren nanguwul de buddi sànni waaye daaw de ren moom dafa atal da ngay dégg naan ren moom joxute baaxul dafa atal fekk na feebar bi moom la gars yi trouvé boobu solution bi rek kon da nga war a dem jege ci boutique ba ngay jëndee fekkee ni yow moom ëpp la xam-xam ci loolu problème bi nga waaj am encore mais dafay baax ñu mel ni ñii ku ne am seen numéro ñu mën laa dimbali parce que dama na toll boo mënul fay technicien bu lay superviser ñoom seen société wu loolu mooy seen métier mais aussi tamit ñun aussi am nañ ci part mooy bu commencé di jaune rek mën ngaa traité ba sonn deñ fekk na dafa am lu garab gi manqué ci dundam te du feebar day def lu mu manqué des fois ñun ñëpp da ngay gis nga dem ñu xool la ñu la non da ngaa manqué fer nga dem jënd ay fer comprimé naan après voilà nickel waaw man damay miir rek man damaa xaw a taayal ñun la yow calcium la manqué de médecin yi wala fer wala nangam gars yi xëcc benn butéel fii dóoral la nga naayis
gàncax gi aussi tamit daf koy manqué su ko manqué moment boobu noonu du la ko wax xam nga mënul wax waaye technicien bi xëy na peut-être bu ko ñëwee fëgg mën naa wax ak moom ma commencé di ko palper di xool ah jaune bi nii la war a mel wala lii wala lii léegi foofu nag dafay xam lan mooy dëgg-dëgg carence bi lan mooy problème mooy carence mooy lu manqué lan moo ko manqué boobaa mu xëcc bi gam ne la wutal nangam ak nangam ak nangam nga dem jënd ji ko dóor ko ci mu taxaw nga ni man day sa waaje yow doo jéem a xool tamit ba xam luy jariñ la de man daal benn waay moo fi jaar ni ma mais engrais bi ma jox bi ma ko dóoree lépp nice te jéemoo xam engrais ba jéemoo xam lan mooy feebar ba jéemoo xam la kaa dóoral loolu nga dem sa yoon kon yu mel nii war na yaatu pour nit ñi mën a échanger. waaw di leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp vraiment ci teewaay bi ngeen teew fii nii di daje bu am solo di remercier vraiment Sow président APSEN waa Jolof ak Agrofarm aussi également ak Ba mu USAID aussi donc ci daje bi ñu permettre pour ñu mën a daje ak baykat yi yu ñu doon aussi également parce que dañ ci nekk aussi ngir mën a échanger ak ñoom. donc man Serigne Sam Ndaw laa tudd ànd ak suñu directeur commercial bi tudd Cheikh Mafous Silla mu tudd nekk société boo xam ne Ibris la tudd wàllu solaire nag daanaka moom la ñu bëgg a waxtaan ndooy dafa am sànkul fu mu tëjee fu am solo mooy wàllu gàncax dañ koy jàppee comme mbindeef rek mbindeef bu mu mënta nekk da ngay soxla naan soxla lekk soxla aussi tamit li nga xam ne moom mooy faju boo feebaree te ñaar yooyu noonu sunu ñi jiitu sunu xarit yi jiitu ñoom lañ leen indil ñun nag ci wàllu ndox mi te ndox mu doon loo xam ne yéen ñëpp xam ngeen njëriñ gi mu am ci wàllu gàncax ni mu amee ci doomu aadama tamit lépp loo xam ne luy gàncax booy xool rek bu dee ñett la ñaari ndox la donc mu doy dafa am solo aussi également ci quantité dafa am nag loo xam ne c'est une réalité boo xam ne yéen ñëpp da ngeen koy dund moom mooy ndox bi léeg-léeg jot ci day xaw a cher li ci gën a bëri ay solution de pompage la ñuy yor waaw solution pompage la ñuy yor mais pompage bi ci gën a bëri daanaka wàllu gasoil la ñuy utiliser pour di arroser donc ñun nag solution bi ñuy indi balaa ma koy tàmbale damay njëkk a wax rek ci wàllu présente société bi Ibris en fait daanaka ça fait plus de 15 ans ñu ngi ko cumulé ci expérience Sénégal ak sous-région bi daanaka sous-région bi sax lañ ëpp li ñu def ci ay réalisation à part Côte d'Ivoire pays UEMOA yëpp daanaka def nañ fa ay réalisation du wàllu nag kii solaire bu yaatu la du wàllu tool rek mais dañu doon def tamit éclairage public def système pour kër yi aussi également def ay système tamit pour wàllu unité de transformation sunu gaam yi bokk na ci ginnaaw pompage ay presse à huile yoo xam ne solaire moo koy doxal moulin yoo xam ne solaire moo koy doxal machine soq ak wàll ak tamit unité pour def presse wala ay jus aussi également yoo xam ne yëpp solaire moom moo koy doxal donc kii bu yaatu la. unité nag usine bi njëkk samp Sénégal en 2010 ci wàllu Afrique noire buy defar panneau solaire ñun ñoo ko njëkkoon def fii nii au Sénégal en 2010 mu nekkoon benn projet de 2 milliards donc pour wax ne expliquer rek ngeen xam tamit ne yàgg nañ ci sunu naataangoo bu ñu invité tamit parce que xam nañ tamit ci liñ ciy représenté aussi également ñu leen ci remercier donc nag en fait ñun liñ constat bi ñu def mooy wàllu jënd gasoil wala carburant di arrosé wala yeneen solution wala courant ak panneau solaire dafa mel ne rek nga ne këru location damay loué di fay wala damay jënd sama kër bopp wàllu solaire dafa mel damay jënd sama kër bopp la jënd sama kër bopp doon nag am na ay frein li ci gën a bëri day laaj xaalis boo yor cash pour jënd ko wala mu xaw a diis moo tax ñu bëri demuñu ci lële donte xam nañ ne lële mu ëpp njariñ ci wàllu environnement bi mu ëpp njariñ tamit ci wàllu seen poche bi nga xam ne moom moo gën a important donc nag ci loolu lañ lëkkaloo ak waa Crédit Mutuel du Sénégal ak d'autres partenaires pour mën a def solaire bi am ko mën a yomb non seulement en fait jënd bi prix bi am nañ position ci marché boo xam ne on est l'un ci ñi gën a compétitif ñi gën a yamamaay yomb ci marché bi lañ bokk mais mu ànd ak qualité mais aussi également tamit mu doon loo xam ne nit ki mën na ko jël fay ko ci diir boo xam ne mën na dem ba ñetti at ba ñeenti at sax ça dépend ci moom demande bi mu def actuellement nii bon ci wàllu Mboro Fass Boye ñi ngi fa di installé ci wàllu fii tamit bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla waa APASEN lañ fi lëkkalool ñi ngi xool benn convention bu ñu mën a tëral suñu diggante bu ko defee mu gën a mën a yaatu ci gox bi ak ci toute la zone des Niayes côté Potou am na réalisation yu ñu fa jot def wàllu jigéen nag lañ gënoon njëkkoon tàmbaleel parce que nee nañ li ci gën a bëri wàllu fay remboursement dañ ci gën a doon jàmbaar mais en fait objectif yi moom mooy toute la zone des Niayes képp ku soxla wàllu solaire ñu defal le dimensionnement mën la en fait installer aussi également bon ku wax wàllu solaire dafa am benn mbir moo xam ne tamit daf ci am solo
te dañuy faral di ko dégg bu ñuy def suñ tournée yi mooy problème bi nit ñi rencontré léeg-léeg si service SAV bi ndax installé nit dem ñun loolu du sunu philosophie moo tax fu ñu ñëw dañuy lëkkaloog acteurs yi nekk foofu noonu jox la nga mën a fay ci diir yooyu noonu moom mooy kooku moom wóol na li muy joxe ndax bu ñu la toog nga fay ñetti at mooy jaayuma la dem donc fu ñu dem gox bu ñu dem dañuy jël ay techniciens sur place yoo xam ne dañ leen di former ba pare tamit mettre bàyyi foofu noonu ay pièces de rechange yoo xam ne dina doy pour ki nga xam ne tey jii nii matériel am panne na wala am na problème ñu mën ko remplacer ci saase parce que mbay mënta xaar ndox mënta xaar benn fan wala ñaari fan wala ñetti fan surtout am na foo xam ne bu ñu ko tollee ci wàllu production donc aspect boobu dafa doon aspect boo xam ne bu am solo bu ñu yitteel la en tout cas ñun suñu société wàllu maintenance nag dañ ci pratiquement Sénégal 14 régions yëpp am nañ fa ay techniciens yu fa nekk yoo xam ne bu ñu amee ay problème moom mooy ñoom ñooy def intervention boobu noonu donc en fait su ma jëlee benn exemple rek pour mën a parce que wax nii day façon day xaw a global mais wax ñu comparer benn kii dina ci am solo wàllu zone Potou wala zone Fass Boye wala kii je pense que li ci gën a bëri Ndoye wax na ko diggante pomme de terre la spéculation yi moo ci gën a bëri soble daanaka ñaar yooyu ñoom ñoo jiitu daal yeneen yi mën nañ ci topp mais yooyu mooy jiitu Potou ñoom xam nañ leen ci wàllu soble bi foofu noonu loo xam ne mën na arroser ba ñaari hectares tooyal ko avec la quantité d'eau bi nga xam ne mën na répondre ci la plupart des spéculations yi nit ñi yor mi ngi nekk ci aux alentours de 1 750 000 yoo xam ne da koy fay ci ñetti at daanaka dañ koo dëppale nag dañ koo lëkkale ak échéance yi nga xam ne mooy tombé ak kii bi nu mu tooytuwaay bu ñu bayee ba pare gàncax gi mooy 6 mois parce que xam nañ ne mbay du loo xam ne mën nga fay weer bu nekk day diis du ñetti weer sax daanaka am na spéculation bi da ci ñor mais yi gën a gudd xam nañ ne mën na dem ba juróom-benn weer donc ci loolu lañ ko lëkkale léegi juróom-benn weer bu nekk nit ki fay échéance 300 boo xam ne 325 000 lay toll par juróom-benn weer ba ñetti at yi daal di jeex loolu nag pour def ko dina soxla nit ki ubbi compte au niveau du crédit mutuel bu ko amul tamit da koy ubbi mais fii nii je pense que 15 000 la bu dul loolu côté Potou 17 500 la ça dépend nit ki toolam fan la nekk rek mais ci 17 500 du ko weesu dina soxla tamit mu am caution solidaire koo xam ne moom mooy ñëw daanaka garanti ko mun nañu wax ne bu dee baykat yi tin mooy lañ koy faral di wax léeg-léeg ci langage courant li ci des aussi également tamit mooy apport bu 10% boo xam ne nit ki na ko def ci compte bi bàyyi ko ci waaye moo ko moom bu fayee ba fay bi jeex day jëlaat xaalisam bu bëggee yokk toolam mu daal di yokk donc loolu benn exemple rek la bu ma joxee ci wàllu goo xam nañ ne ñi ci gën a bëri bokk ci baykat yi ñaari hectare duñ ko weesu mën nga am tool fi ñaari hectare nag am tool feneen mais li ci gën a bëri ba nga yor muy principal du weesu loolu noonu. Modou Diop ñu ngi gërëm ñëpp di wax ne dañuy continuer incha allah projet bu ndaw la waaye c'est un projet de recherche développement ñun suñu liggéey mooy xool ay modèles yu ndawaan yoo xamante ne buñ ko defee ci benn chaîne de valeur wala ci benn gox dina dox ba ñu mën koo yaatal ndax tey développement nekkatul que nit ñi ñooy toog ci kaw xalaatal leen yéen li ngeen war a def ñoo wàcce mbooro ne leen nii la ñuy parka ak nii la ñuy développé yu mel noonu loolu développement weesu na foofu le modèle top down boobu xewi na doxatul li am solo mooy farmer first farmer last béykat bi moom mooy ne ci digg bi di wax ay soxlam ñu koy remonter loolu la ñuy wax également stratégie de développement local fi mu toll nii li ñuy def nii collectivité locale ñoo ko gën a yeyoo ñoo ko war a gën a mën a supporter ndax c'est le développement à la base ñoom ñoo war a dem wuti ay partenaires indi jox béykat yi ñu liggéey état tamit dafa war a sukkandiku li nga xamante ne moom mooy soxlay béykat yi pour atteindre leen ñun nag ci suñu intervention waxuma ko xëy na waaye marché da cee am solo nan la béykat bi def ba jaay biñ ñëwee depuis at ak lu teg tuuti ñoo ngi ci réew mi waaye li ci ëpp ñu ngi doon xool di dooleel ñoo xamante ne seen liggéey mooy jënd li nga xamante moom la béykat yi di béy ndaxte loolu bu li ñuy wax nii yëpp jaay engrais jaay produire mu rafet buñ ko defee ba pare la ñuy béy buñ ko jaayul kenn ku nekk da ngay décourager daanaka boo moytul la nga jëndoon ci yum wala jënd ko ci ndooy yëpp boo moytul pertement lay doon ci yow moo tax ñu am ay partenaires yoo xamante ne seen liggéey mooy li ngeen di béy ñoom ñu jël ko defaraat ko def ci li ñuy wax valeur ajoutée dem jaayaat ku dem tey Dakar wala nga dem Thiès wala nga dem ci yenn villes yi gis nga nit ñi ni ñuy jëndee léegi kenn mënatul jënd tey saaku 40 kilos soble saak 25 kilos yi sax am na ñu koy jënd mais am ñoo ni ñu dëkkee loolu arrangé tu leen léegi ay saak 3 kilos la ñuy jënd 2 kilos jigéen ñi am na ñoo xam ne bu ñu demee marché soble bi léegi dañuy fay foofu 100 francs ñu daggal leen ko foofu
am na ñoo xamante ne ganaar gi dañuy jël ganaar goo xamante ne dañ koy tàngal rek daal donc mode de consommation yi moom moo changé et il faut que ñun tamit ñu adapté loolu béykat yi am na nu ñuy béyee seen concombre wala ñu béy seen poivron wala seen carotte ñu jaxase ko takkee ko noo xamante ne bu excès ci consommateur bi valeur bu mu amoon day wàññeeku ndax day ñaaw loo fi gis loolu la ñuy agriculture esthétique dañ ko war a boole ci mbéy mi rafetal mbéy mi taaral mbéy mi am na benn tool bu ñu visité Kolda maak sama gars yi bu yàggul mais tool boobu boo fa duggee saa waay tu as envie tëdd di bërëngu ci biir tool bi tellement que c'était bien organisé rafet ñu def ko ay quartier tool bu rafet ñii xam nañ ko bu baax boo fa duggee rek tu as envie des ci tool bi bu ñoralee bu la jaayee kilo 1000 francs tu as envie d'acheter ça maa ngi koy wooteel démb Mboro am naa benn collègue camarade dafa ñëw sama bureau mu ne booy li ma gis ndoo ko tu vas pas me croire ma ne ko lan la mu ne ma dama gis kilo soble 1700 ma ne ko fan mu ne ma benn supermarché bi mu dugg ndaxte ñooñu te dañ koo jëlee 200 wala 180 francs lañ ko jëndee ci marché bi wala lu ko moyen sax ñu defaraat ko emballé ko takk naas def ci sax étiquette wane ne soble bi seen soble la yow yaa béy ñoom ñoo si def étiquette booy woo téléphone doo jot béykat bi ka étiquette affaire yi ngay jot mu ne la oh soble moom saa waay temps yi yombul de kërëb bu paree boo ko fayee mu dem Mboro jëndi ko béykat yi mën nañ loolu à travers les organisations les coopératives parce que les coopératives c'est des sociétés commerciales yoo xamante ne loi commerciale yi régir yeneen sociétés yi ñoom ñoo leen régir waaw donc loolu dafa am solo ñu xam loolu maintenant am na benn partenaire bu waroon ñëw malheureusement xam naa dafa empêché c'est un opérateur de marché boo xamante ne depuis daaw ñu ngi koy jàppale li muy def mooy dem day jënd ay légumes dañoo am centrale d'achat boo xam ne lu ñu jënd fa lañ koy dajale reconditionné waat ko def ko ci ay calibre yi nit ñi soxla fële ci marché bi rafetal ko ba mu taaru macha allah dem jaayaat ko actuellement ñu ngi nekk di wut diggante Mboro ak Diogo ay représentation pour que ñu nga xamante ne lépp lu béykat yi ñoral rek liñ ci soxla dañ koy dajale foofu trier ko calibrer ko vraiment def ko ni nga xamante noonu la ko consommateur bi soxlaa nga xamante bu excès da nga koy jébal consommateur bi directement loolu ñu ngi ciy liggéey te dinañ xool également def nañ ko soble bi daaw ñiy visité xëy na Potou ak nu mu tudd sax Boubé fële Podor ak cepp fii à côté seen côté def nañ fi ay machine automatique yoo xamante ne soble bu njëkk Potou wala fu nekk foofu 40 kilos nga koy def loolu kenn mënu koo trembler di ko yóbbu fenn machine bi da ngay andi soble bi en vrac sotti mu triel la yu ndaw yi embaleel la ko automatique am nañu image yoo xamante ne daaw def nañ ko mais daaw li am ñëpp xam nañ ko ñaan gu nangu moo am daaw soble bi bëri trop ci dëkk bi nit ñi di yuuxu waaye loolu sant yàlla la bu ñu demee bay loo xamante ne ëpp nañu sant yàlla la li des nag maintenant nu ñuy def ba pousser ba jàll ci étape boobu ndax benn réew mënul lekk ci benn fan wala ci benn weer li ngay bay amul da nga koy transformer wala nga nu mu koy sax nga am usine yu transformé wala nga mën ko stocké pomme de terre bi ñuy lekk fii jamono ji wala soble bi réew yu mu jógee dañoo am fu ñu ko denc foofu bu dul woon ak loolu xam nga dañ ñuy xeex naa Sénégalais seen soble yi du conservé seen pomme de terre du conservé ay wax yu yàqu la pour man ñoom bu fekkoon dañoo jël teg ko ci naaj bi 4 mois 5 mois muy tàng muy sedd ko am léeg-léeg muy waaj a taw nga jël bâche polyéthylène ne ko ci këpp ba si yàgg tawul nga dindi ko mais nit sax boo ko defee mu nëpp soble yi ñuy béy fii ay jàmbaar lañu dañoo amul fu ñu leen denc soble bu ñu jëndee depuis février mu toog ba mois de juin naaj muy sedd muy tàng léeg-léeg nga dóor ci bâche ko am nga dindi ko soble boobu saa waay day yàqu te ndox nag bëri na ndox nag lu ko fi laal nëpp bëri na surtout li ñuy béy ñuy lekk nii humidité moom mooy ennemi numéro 1 stockage te soble yi day tawte pomme de terre bi day tool pomme de terre moom moo gën a yéem moom tool ba nga koy jël dóor ci ñax voilà bàyyi noonu donc nañu dimbali gars yi ci infrastructure de stockage à travers des organisations vraiment dynamiques parce que stockage du caaxaan moo gën a métti béy stockage ak froid yi ngeen di wax ni moo gën a métti béy béy ko gën a yomb junni yoon ku weddi laajal ñi nga xamante ñu ngi stocké fee agro expédition 50 millions pour 3 mois pour 600 tonnes man ma xam naa ko li may wax nii lu 50 millions ngay fay te chambre boo ko jëlee chambre bu dee 600 tonnes la ay box 600 tonnes la amul ma jël 10 tonnes yi bàyyi leen non non booy jël lépp ngay jël boo ko remplir lee xayrun boo ko remplirul xayrun loolu dafa métti donc il faut ay entreprise commerciale yu dynamique ñoo ko mën a gérer parce que technologie la aussi ko defee béykat yi aussi ñu béy en conséquence fi may jeexalee mooy froid boobu conservation boobu tamit li koy tax a réussir ci mbay ma la jóge ci suuf sa mooy ay production bu baax fa lay commencer ba si récolte Séné India buy récolter pomme de terre bi muy stocké à partir de 6 heures arrêté na ak keneen mais pomme de terre da nga koy récolter 11 heures midi
mu ne fa di traîner nga yóbbu ko chambre froide doo am conservation bi nga bëgg yooyu yëpp lu ñu war a yee béykat yi la en tout cas USAID Nafoore waa Sadji ñu ngi renouveler suñu attachement ci béykat yi te loolu mooy suñu rôle ci wàllu financement yi également ñu ngi ciy lëkkaloog institution yëpp pour que béykat yi gën a am financement yoo xamante dañ koy structurer ndax ni financement mel léegi bu continuer noonu problème dina am ci réew mi ñii bu ñu lebee duñ fay ñii bu ñu fayee bu ñu laajee lii duñ leen ko jox heure ba nga ko soxla duñ ko jot problème yi ci ñaari côté yëpp la il faut que nag ñu waxtaan organiser ko. ndax tey yaakaar naa ne àgg nañ ci période boo xamante ni si ñëpp a jaaxle ñëpp a jàq ndax ñun tàmmuñu lu dul di bay ay produits chimiques la ñuy bayee ay engrais la ñuy bayee te suñu ko amul jaaxle gu metti la ñuy indil kon bu ñu demee ba yàlla def xëy na ak programme bi tey ñu indil ñu ay nouveaux technologiques yoo xam ne mën nañ cee basé wu xëy na ba eggale suñu production ba dootuñu jaaxle ci wàllu engrais wala dootuñu jaaxle ci wàllu produit ñun dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di kontaan tamit ci ñi ni ko indil waaw di kontaan ci ñi ni ko indil mais may rejoindre tamit Abdou Ndoye ci li mu wax ci démultiplication semence bi nga xam ne xëy na ñun ñu ngi koy def ndax ñun yaakaar naa ren la suñu ñetteel bi at ci def démultiplication semence li waral looloot jaaxle gu métti dañ koo amoon ndax yaakaar naa comme en 2018 yaakaar naa ni pomme de terre manque na fi manque boo xamante ni si kenn amul foo wutee ji jiwu te booba dañ ni jiwu dafa manque ci Sénégal manque bitim réew ba nga xamante ni si nit ñi amuñu lu nu ji conteneur yi tardé ba ñi waroon a ji pomme de terre sax xaaj ba sax jiwuñu pomme de terre yaakaar naa ak programme Asprode bi mu ñëwee ñun dañ koo yàkkamti ndax nekk na loo xamante ni si avenir la ngir ëllëg ci ñun ndax tey boo xëyee di jëggaani pomme de terre ñun la tey pomme de terre amoo jiwu tey te ngay baykatu pomme de terre yaakaaroo lu dul pomme de terre am nga problème ndax jaaxle dikkal na la kon beneen culture nga mën a bay te loolu ci kaw loolu bu fekkente ni ñu ngi koy def tey dinañu permettre ñun bu ëllëgee dootuñu ko jëggaani bitim réew donte ñoom am nañ ko sax ñun day fekk ni ñun am nañ ko fii ba nga xamante si képp ku ko fi soxla den la ko mën a jox ndax damay dégg président ne autosuffisance alimentaire la bëgg ci Sénégal mais li mu bëgg Sénégal mën naa am ci Sénégal ndax ay baykat doo nga fi nekk ay liggéeykat képp moo fi nekk te boo xoolee zone de Niayes bii ni mu tëddee muy littoral bi lépp loo xam ne war nañ ko fee mën a bay rek war na koo bëgg ci mbay rek war na fee mën a am muy pomme de terre filière pomme de terre di filière soble di carotte ba ci chou-pommé kon yaakaar naa nekk na ay filières yoo xam ne yu ñu war a respecté la mais yemuñu foofu ndax zone des Niayes ni mu tëddee dafa ci culture dafa bari ndax yaakaar naa boo xoolee suñu mango bi nga xamante ni si la filière mangue benn filière ëpp ko fi importance ci Sénégal te yoo xoolee suñu mango ji mi ngi pourrir ci suñuy loxo fu ñu toll ñu ngi koy jëndee prix boo xam ne suñu xol bi day tàng jër te duñ ko mën a bañ a jaay ngir gisuñu ku ko exporté mu dem ci valeur ajoutée boo xamante ni dinañu permettre ñu mën cee gagné dara te loolu tey permettre nañu tey bu ñu amoon tey li may wax rek jooy naa ko fa ministre ba yuuxu naa ko ci kaw ni naa ko ñun zone des Niayes yaakaar naa bu ñu demoon ba am ay chambre froide am ay unité de transformation am ay centre conditionnement magasin stockage lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci Sénégal mu développé kon yaakaar naa Sénégal dina raw sax Paris ci développement ndax ay jàmbaar képp ñoo fi nekk ay baykat ñoo fi nekk di ay producteurs ay productrices yoo xam ne yu bëgg seen zone lañu ñu bëgg li ñuy liggéey la ndax xamuñu lu dul mbay ku judd ci mbay yaru ci mbay xamoo lu dul mbay boo sañoon tey lépp loo xamante ni si lu lay jàllee ëllëg la di nga ko def kon ñu ngi sant ñëpp la di gërëm ñëpp di kontaan tamit ci ñëpp vraiment exposé man dafa sedd sama xol ba tey duñ ko yemale fii ndax yaakaar naa ne association yi bari na mais nag tey lii nga xam ne indi nañ ko baykat yi nekk na loo xam ne baykat yi lu ñu gënoon a bëgg ci association yi ci la bokk ndax tàggat leen ba ñuy xam naka la ñuy bayee bu ñu bayee naka la ñuy jànkonte ak produit ak engrais yu chimique yi ba ñoom benn problème duñ ko ci am mais tamit ku bay ba pare war ngaa xam fi ngay jaayee ndax produire ko mu nekk quantité nekk qualité te amoo foo ko jaayee tamit miti na kon avant ñuy bay ñu jàpp ak projet bi nga xam ne xëy na mi ngi ci def ay démarches nan ñu jàppale ba au moins ñun bu ñu bayee man koo jaay sans ñu am problème ndax wax dëgg yàlla li ñu wax ci indien bi ñun ay surga la ñuy jur ay surga la ñuy mujj doonaat ci seen kaw te dañuy bénéficier suñu ko fukki bénéfice ak juróom-ñett nungu suñuy tool accaparé ko jël suñuy doom ba pare def leen ay surga te ñu waroon a mën a liggéey loolu wax dëgg yàlla métti na ku yuuxuwul tey bu ëllëgee di nga yuuxu kon loolee nan jéem ñun ñi nga xam ne ñoo association yi fi nekk ñu jéem a xool naka la ñuy def ba loolu jóge fi ba bu ëllëgee kenn duñu def jaam wala kenn duñu def notaire ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.
lii wax dëgg yàlla am na solo trop man baykat laa 92 laa bàyyi am njàng nekk xale bu ndaw ci la ma sama papa dugal ci mbay kon xam naa ne li ma ci tëb bareetul xam naa ci lu baree bari kon wax dëgg yàlla mais jàngaat naa fi it lu baree bari ndax baykat moom li koy dimbali mooy nga jaarale ko ci yoon woo xamante ne bu ca jaaree rek réussir ñun loolu rek lañ bëgg kon wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax a baax doon leen wax rek ni leen produit yi maa ngi koy wax sawaay léegi man mën naa cee wax lu bari yii moom xawma ko 100% mais bii xam naa am na lu ma ci xam ndax dem naa tool Mansour Gueye yaakaar naa ne su ma ko waxee ñu bari dinañ ko xam dem naa fa ba mu may ma ci ma testé ko sama tool mais lam ci testé wax dëgg yàlla macha allah kon dama leen di wax ni leen li ñu koy jaayee nañ ko jéem a wut ndax man gis naa ci résultat su ma ko ci gisul woon itam ku leen xaq wala kaana mu ran ñii duñ ma taxaw wax loo xamante ni du amut dama leen di wax fii su ma leen waxul itam ni leen gisuma ko ci daa naan parti téye sama bopp waaye gis naa ko ci produit bii saa yi doon présenté moom it maa ngi ko doon ñaan parole mais dafa tombeek ma doon bëgg a jëli añ bi gis nga produit bii su fekkente ni jëmbat nga balaa bis bee dellu si traité ko ci su amee 15 jours traité ko su demee ba am 1 mois traité ko wallaay la si man gisaguma soo demee sama tool man nag bu mag bi laay jënd def ko ci benn 5 litres saa yu may produit jël ko jaxase produit su ma yëngalee rek produit man daanaka sama tool moom laay produit bu ko gën gisuma ko te suuf itam comme noonu wax dëgg yàlla day defar suuf gàncax gi day foo ko fekk day vert gàncax gu naat ngay am tóor li du wadd man sama tool fi ne boo fa demee kànjaa fa nekk waaye wax dëgg yàlla kànja képp ku kenn ku nekk war ngaa xam ni nangu naa waddal tóor mais boo demee sama tool tóor bu wadd doo ko gis mbaa boog bu ñu këy lay doon laa def kon ma leen di wax ni leen man su ma ci gisuloon njariñ damay téye sama bopp waaye wax dëgg yàlla gis naa ci njariñ beneen bi ma doon wax rek mooy ñii waa APASEN ñoo leen fi indi kon képp koo nga xamante ne bëgg nga ci APASEN ngay jaar ñoom ñu wutal la ko comme ni nga ko bëggee solaire bi itam comme noonu lay demee ñii dañ maa boole woon ak ñoom man amul lu APASEN ma jël leen andi leen APASEN ñu ñëw dugg si ñoom itam xam naa ni lii ñu wax dëgg yàlla man ci solaire laa yëngu waaye li ñu wax lu am importance la moom it te itam li ñuy wax ci solaire bi man xam naa ci dara solaire bi nga xam ne moom ñoom la ñuy proposé bu baax la mën naa teel a génn ndox mën naa génn ndox mu bari te pompe yi ma gis ñu wan ñu koy pompe yi garanti la kon moom itam lu am solo la ma leen di wax ni leen képp koo xamante ne bëgg nga ci yii soo woowee Fallou Mbacké wala nga woo président koo ci woo ñoom ñaar mën nañu laa teg ci yoon wu ko yombal nga am ko comme ni nga ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kuréel gi ñu bokk mooy APASEN li ñu gëm mooy COPASEN sax laay wax li ñu gëm mooy ñu organiser wu en coopérative def nan ko mooy bu yu mag ñaar yu mag wala benn bu mag li ko dalee ci ñaay bi yépp parce que problème mu mbéy mi benn problème rek la am mooy commercialisation mooy jaay te balaa ngaa béy da nga war a jaay loolu mooy coopérative loolu nag lan moo la koy permettre nga am ay unité de transformation nga am stockage am conservation ngay béyu qualité ñu ngi koy béy ñu ngi béy qualité bu baax a baax mais dañu war a bu nu amul loolu nag du ñu dem te ñii fi nekk ñëpp nag dañu taxaw pour jàppale ñu tey coût de production bi metti na trop ci béykat yi maanaam mbéy mi boo xoolee béykat bi pertement la ci day perte boo dee ay surgal nga yaa leen di jox ñu lekk yaa leen di jox ñu naan ak yooyu yëpp kon gasoil bi doon na loo xam ne da ko gën a mettit kon ñun il faut ñu dem wuti ay solaire ñëw def suñuy tool ñu mën a vraiment améliorer wu Sénégal nag dafa am lu fi nekk mooy dafa bari ay waxkat ñun Sénégal tous les projets yi gën a baax ñun ñoo ko bind ci Afrique de l'Ouest ci Afrique sax ñun ñoo gën a am ay borom xam-xam dañuy bind bu ñu bindee ay waxkat la ñu yor ñu mel ne man dañuy wax rek mais jëf duñ ko def koo gis mu jël discours bu paree ñu tàccu mais il faut nag ñu dem ci acte bi gis nga buñ ko deful comme ni ko kii waxee man bërki démb wax naa ko Kayar Indien bi ñun Kayar 47 conteneurs lañ doon wàcce heure bii 47 billahi wallahi ren wàcceeguñu 6 conteneurs 6 wàccewuñ ko xam nga nu Indien bi def parce que daaw béykat dañoo am problème da ngay ñëw ci benn hectare Abdou Ndoye ngi nii du ma bàyyi ma fen benn hectare 200 000 ngay joxe mu jox la 1 tonne 500 mu jox la gasoil jox la engrais bayal
boo paree caution 100 000 200 000 yooyu 100 000 yi da koy jëlaat day yow da lay delloo 100 000 moom mu téye 100 000 mais 1 million 800 boo ko banque boo ko jox dina si teg intérêt bu ëpp 200 000 mais indien bi 100 000 la siy jox en plus état bi da kaa defal exonération si lépp si gasoil bi ak yooyu maanaam tey litre gasoil moom li mu koy jënd ay 250 la ñun lan la ñuy jënd litre gasoil 450 kon jël na te boo bala tey li ngay béy boo ñoralee moom moo koy jënd kon jël na production jël na commercialisation ren mu ngi andi lawtan yu bëri mu ngi andi semence de pataas vallée bi da leen a war a concurrencer li muy béy si soble moo ëpp li muy béy si pomme de terre billahi wallahi li muy béy Abdou Ndoye mii dafay dem moo koy jaayi produit li muy béy si soble moo ëpp li ñuy béy kon tey dugg na zone Kayar ak zone Noto kon moom ñun moom pare nañ te loolu lépp li ko waral mooy dañu war a organiser wu kuréel yi bari nañ il faut ñu dem en coopérative yoo xamante ni yu rëy la mais yu ndaw bu fekkee kuréel yi fi nekkoon la ñuy jël defaa leen ay coopérative moom ak li fi nekkoon moom moo fi amaat te ñun yaakaar naa ne ay borom xam-xam ngi fi ñu mel ne Abdou Ndoye ñu mel ne ñii ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo pour jàppale ñu ñun nag li ñu mën mooy en tant que kuréel Abdou Ndoye signé ak yéen ay convention mooy si produit ak yëpp produit yi gën a yomb si béykat bi parce que tey jii mbéy mi chaîne de valeur bi dafa metti tey béykat bi day béy ba ñoral bu béyee commerçant bi moo ko si ëpp xaalis bu pomme de terre bi chéré ñu ne béykat bi la fekk nag intermédiaires yi ñoo bari il faut ñu couper chaîne intermédiaires yi coopérative yi ñoo ñëw taxaw maanaam ñun ñi bokk APASEN man li ma gëm ñun ñooy jëndandoo jiw ñun ñëpp jëndandoo engrais ci lu gën a yomb ñu jox suñuy béykat banque bi ñun ñoo fay dem jëlee fa xaalis jox suñu béykat ñu béy bu ñu béyee ba ñu jël li def li ñu béy ñu jaay ko avant ñuy béy fa da fekk jaay nañ li ñuy béy aussi ñu koy soppi ñu soppi ko def si ay jus def lépp parce que vraiment loolu day créer emploi tey man réew yu bëri yu ma dem comme moom ni mu ko waxee ay Allemagne gi yëpp loolu la ñu rawee ay Espagne fi ñu toll nii fa la Espagne toll woon mais tey Espagne romb nañu fii yëpp ba fa la Maroc toll woon mais Maroc tey romb na sax yenn réewu européen mais ñun bu ñu xeeb suñu bopp mais en général ñun li nekk si ñun ni ñu ñuule nii en général noonu lañ mel si biir mais loolu il faut ñu génne ko buñ ko génnewul du ñu dem neexu la wax nekk parce que kenn ku nekk comme ni kii wax kuréel goo xamante ne ñun ñëpp xam nañ ko IJPN bu Paate Dia dama siy jaar 1986 la ba léegi man sama papa amoon na si carte kon loolu lépp li nga xamante ne état bi mu ngi koy joxe ñoom Balla ñi yaakaar naa ne bokk nañ si loolu état bi day joxe ay subvention muy ñëw di dem si kuréel yooyu yëpp béykat yi duñ ko gis léegi loolu ñun ñoo ko war a arrêter suñu bopp parce que ñoom ñu ngi siy teddan ay tracteur ñu jox leen tracteur bu dul jeex tracteur saa yu ñëwee ñu wàcc jox leen subvention ñu jox leen mais loolu ba kaña loolu nag ñun ñoo koy fajal suñu bopp kenn duñu ko fajal vraiment kàddu gi bari na yi ma fi yëkkat yi bari vraiment maa ngi sant Abdou Ndoye ak waa USAID ak waa IBRIS ak ñi ñëpp ñi nga xamante ne tey teew nañu fii pour jàppale ñu vraiment ci journée bi yaakaar naa ne ni ngeen def nii man de lenn rek moo ma ci xaw a naqari li ma bëggoon du question ñu ñëw fii jëloo nit ñi xaalis ak yooyu yëpp ñu bëri mën nañ kaa porter mu doon loo xamante ne ay ngoon lay doon ñu woo béykat yëpp ñu bénéficier parce que ñun tey jii au niveau de APASEN li ngeen wax fii yëpp ñu ngi fukki groupe ak ñeent jàllale nañ ko ci direct nit ñi di ko déglu fépp boo xamante ne membre yi mu nga fa tey jii li ngeen di wax fii yëpp jàll na fa ñu ngi koy déglu dafa mel ne tey ñu ngi ci biir salle bi